bismillahi irrahmani irrahim wa salawatullahi wa salaamuhu ala rasulihi alkarim sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa groupe Mouhalim info seen mbokk Xaadim Thiam del seeti na tey jii di talaata ñaar fukki fan ci weeru octobre 2020 suñ jotaay bii ñu war a amal ci livre bii di livre blanc muy suñ juróom-benneelu jotaay am suñu 6e numéro te dina ñu ngi door ci buntu remarque numéro 31 remarque numéro 31 ma nga tombeek page 283 ci livre professeur Iba Der Thiam bi dafa am benn note bu nga xamante ne ñoom dañ ko doon indi ñu ngi ko def note numéro 106 note la bu nga xamante ni ñoom professeur Iba Der Thiam ak ña mu doon liggéeyandool ñu ngi ciy wax ne ku ñu wax Paul Marty dafa wax ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dafa bindoon benn bataaxal benn gouverneur bu ñuy wax Clément Thomas ci weeru juillet 1886 waa Rawdu Rayaahiin ñoom daal ne loolu ñuy wax de njuumte am na ci ndaxte bataaxal boobu ñu wax ne Paul Marty da ko bindoon bataaxal boobu ñuy wax ne Paul Marty moo bind di wax ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul daf ko bindoon le gouverneur général Clément Thomas ci weeru juillet 1886 loolu demewut noonu ndax Paul Marty ci boppam moo bind ci benn livre bu nga xamante ni mi ngi ko bindoon tudde ko les Mourides d'Ahmadou Bamba. soo fa demee à la page 225 yaa nga fay fekk ne Paul Marty moom dafa wax ne lettre boobee weeru juillet le 1889 kon nag waa livre waa HGS muy professeur Iba Der Thiam ak ña mu doon liggéeyandool at miñ joxe muy 1886 demewul noonu at mi dëgg 1889 la te Paul Marty ci boppam moo ko bind ci benn livre bu tuddewul les Mourides d'Ahmadou Bamba. Remarque numéro 32 mi ngi tombé ci livre professeur Iba Der Thiam bi ba tey benn note la ñuy wax note numéro 107 ñu ne daal am na benn professeur bu nga xam te ni professeur ab jàngalekat la professeur bu ñuy wax Montey moom moo waxoon ne daal buñ demee ci archive yu Sénégal série 1 des 48 am na waa ji fay wax mini wax na daal ci benn livre ne la Joor Ngoone Latiir nangam islamisation des wolof nangam waa Rawdu Rayaahiin ñoom ñëw daal di ne livre bu amee solo nii comme histoire Sénégal nga di ko bindaat muy histoire peuple boo xamante ni ñi fi jóge ak ñi dund tey ak ñi war a ñëw ëllëg ñëpp ñoo ko bokk mu doon it bind war fee des kooku dafa war a doon liggéey bu nga xamante ni da nga ko war a jox fulla jox ko fayda jox ko gëdda joo xamante ni doo bind benn mbir rek naan diw nee na ma nangam déedéet comme diw joxe na référence ba mu mat référence mi ngi nekk ci série 1 des 48 maanaam daal archive nationale dafa am ay référence ay joxoñ yoo xamante ni buñ la ko joxoñee rek boo demee fekk fa lañ la bëgg a wax comme ñu ne rek téere sangam gëstu ëwal sabxa nangam maanaam téere sangam page sangam ci tom sangam bu la ko joxoo automatiquement bu dee gëstukat nga da ngay dem xool téere ba génne tom biñ la wax muy xaaj biñ la wax génne page biñ la wax nga xoolal sa bopp waaye ñoom fii dañoo sukkandiku rek ci wax jàmbur ñu ne diw de nee na archive nangam sangam série 1 des 48 nangam ñu ne loolu ñàkk a jox gëdd liggéey bi dëgg nag ak fullaal ko ak faydal ko weesuwut lii ginnaaw joxoon nañ la référence yow waroo layoo ci diw naan diw nee na boo dee bërëb sangam dangaa war a demal sa bopp bërëb sangam ba xool référence yan la joxoñ nga xool ba xam lañ fay wax dëgg noonu la demee wala déet. Remarque numéro 33 mi ngi tombeel ci remarque bi na ñu ngi ko defal ñaari étoile kon am na daal xaw naa njuumte yi xaw naa jéggi dayo page 284 ligne 9 ba ligne 11 ñu ne convoqué par le gouverneur en 1895 on vint l'arrêter à Diawa le 10 août 1895 pour le traduire devant le conseil privé le 5 septembre 1895 ñoom professeur Iba Der Thiam ñu ne Cheikh Ahmadou Bamba dañ ko convoqué gouverneur moo ko convoqué ci atum 1895
waaye dañ ko fekk jeewal jàpp ko ci le 10 août 1895 dañ ko fekk jeewal jàpp ko bàyyi leen xel foofu bu baax ngir yóbbu ko ca Ndar ngir àtte ko. Waaraw Doroyaahin daan ne Cheikh Amadou Bamba a emprunté la route de Saint-Louis au cours de la matinée du 12 août 1895. Sëñ Tuubaa day ci subaak bisu fukki fan ci weeru août 1895 la takk ngir dem Ndar ngir jëmal boppam Ndar suite aux compagnes calomnieuses à l'endroit du Cheikh, le commandant Leclerc, administrateur du cercle de Saint-Louis, avait adressé en juillet 95 une alarmante correspondance supérieure. ñu ne daal bi nga xam te ne ay ndaw yu bare bare ñi nga ñëw di jaxase Sëñ Tuubaa ak commandant Leclerc di ko kalaamee ko boole di leen rambaaj. Commandant Leclerc dafa bind bataaxal bu tàng jër bataaxal bu doy waar boo xamante ni daal da ko bind kilifaam muy gouverneur général par intérim bi nekkoon Sénégal ñu koy wax monsieur Moutet. Monsieur Moutet moomee nag daal di yónnee Mbàkke Bari benn lettre ngir wóolu Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul. Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul daal di yónnee rakkam ñi ñax maam Cerno Birahim di rakkam di xaritam waaye nag gouverneur moom daa gis ne loolu yi nag moom Cheikh Amadou Bamba def daal daa mel ni daal da koo ñeme lool ba daal da koo yeb lool ndax maa ngi la wóolu nga yónnee sa rakkam yu ni mel gouverneur administrateur Leclerc ñu daal koy sant nag mu daal di dajale mbooloo mu bare bari ay garde ak ay militaires indigènes ngir daal ñu dem Mbàkke Bari ngir dem jëli Cheikh bi ngir mu ñu wuy si convocation gouverneur bi Cheikh bi déggee loolu Cheikh bi daal di yónneewaat une seconde fois maam Cerno Ibrahima Fati mu yónneewaat ko ngir daal ne ko demal nga ne gouverneur daal nga waxal maa ngi moom ne ko convocation bi yëpp jot naa ci waaye liñ gaa yi wax yëpp dara amu ci incha allah man bu ma fexee dinaa ñëw mais gouverneur nag ak ñam àndal doon moom seen yitte jëpp moo doon daal gisante sëñ bi rek ba ñu lijjanti mbir mi ba mu leer far sax Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul jot ndigalal ca boroomam ngir demal boppam Ndar nag ndax moom lépp lu mu daa def lu nekk rek da daa séentu ndigalal boroomam bi mu nag jugee nag Mbàkke Bari ngir wuy ji daal di dénk njaboot gi maam Cerno Ibra Faati Mbàkke ci noonu la daal di dajeeg Leclerc ci bërëb bu ñuy wax jeewal bisu samedi fukki fan ci weeru août 1895 kon nag bu ñu nee ñoom dañoo dem fekk ko jeewal jàpp ko demut noonu moom da doon wuy ji ñuy daje jeewal mais Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul dëkkut jeewal ba ñu koy fekk jeewal di ko jàpp da doon wuy ji di demal boppam ñu daje jeewal bis boobee ñu ne mi ngi tombé fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar 1313 ci gàddaay gi bis boobee sax far moom la murid yi màggal muy màggal gu mag yi ñuy def. Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dajee ak ñoom jeewal bis boobee Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jeewal la fanaan nee ñu jeewal la fanaan bi ñu xëyee ci suba dibéer gi suba dimanche gi ñu daal di ànd mook soldat yi ko doon jël si utali kokki mu daal di egg kokki jógee kokki guddi la fa jógee jëm Louga mu ne dans cette localité il prit le lundi 12 août le train pour Saint-Louis ba mu ëgsee alterné fukki fan ak ñaar ci weeru août ca Louga mu jël fa saxaar ngir jëm Ndar àgg fa boori timis des fa lu maanaam toog Ndar fukki fan ya des ca weeru safar mu toog ko Ndar ak daanaka it weeru rabiul awal la fa ëpp wala boog lépp da koo toog Ndar mu toog Ndar fukki fan ya des ca weeru safar mu toog ko Ndar ba noppi toog lu baree bari rabiul bam daal ci weeru rabiul awal daanaka weeru yëpp Ndar la ko toog ñee ñu nii la demee waaye Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dëkkut jeewal tubaab bi mu ko jël si ñëwut spécialement pour fekk ko jeewal jàpp ko déedéet Mbàkke Bari moo leen taxoon a jóg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul fekk am na ndigalal boromam mooy ba takk utali Ndar ci la dajeeg ñoom ca jeewal. Remarque numéro 34 ñu ne le troisième est l'ennemi associé, l'associationnisme étant
le prix des péchés pour un musulman. ñu ne daal ñeenti noon yi nga xamante ni moom la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di wax ca jaawartu muy bànneex bakkan ak dunya ak seytaan ñu ne ñoom waa professeur Iba Der Thiam ak ñi mu àndaloon ñu ne ñetteelu noon bi Sëñ Tuubaa fii bokkaale lay wax l'associationnisme mooy bokkaale associé yàlla ak dara. waa Rawdu Rayaahiin ñëw daal di ne ici le texte fait référence aux 4 ennemis de l'être humain tel qu'enseigné par Cheikh Ahmadou Bamba. ñu ne ñii de dañoo bëggoon a jàngale ñeenti noonu yi nga xamante ni moom la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul doon wax muy seytaane ak bànneex ak bakkan ak dunya waaye ñoom ñu ne ñetteelu noon bi mooy bokkaale. xam naa nag li ñu bëggoon a wax mooy alhawa mooy bànneex lañ bëggoon a wax waaye daal moom Sëñ Tuubaa ma wax dëgg yàlla moom waxu bi muy lim ñeent nooy boolewu ci bokkaale. kon nag baatu bokkaale gën jëfandikoo fii dëgg yàlla méngoowut dara ak ñeenti noonu yi nga xamante ni moom la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul doon lim naan mooy noonu jullit bi tam ko doon lim ci téeréem googee ñuy wax jaawartu. Sëñ Tuubaa moom waxuloon bokkaale bakkan la waxoon seytaane bànneex bakkan ak dunya waaye boolewu ci associationnisme muy bokkaale donte bokkaale moom bàkkaar bu màgg la waaye it nañ ko wax rek li mu wax. remarque numéro 35 ñu ni ma nga tombé ci livre professeur Iba Der Thiam page 285 ligne 23 ñu ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñoom ñoo wax de professeur Iba Der Thiam ak ñi mu àndal bind nañ benn livre bu nga xamante ni mi ngi ko tuddee l'éducation des mourides am daal livre bi ñu ngi ko tuddee xasida bi ñu ngi ko tuddee yaruk murid yi yaruk sama murid yi. ñu ne le texte cité le titre d'un ouvrage l'éducation des mourides qu'il attribue à Cheikh Ahmadou Bamba. Or ce titre ne correspond à aucun des livres connus écrits par celui-ci. ñu ne daal ñoom waa Rawdu Rayaahiin nee nañu téere bi nga xam ne ñoom waa HGS ñoo ko bind ne Cheikh Ahmadou Bamba moo ko bind tudde ko l'éducation des mourides mooy yaru sama murid yi non waa Rawdu Rayaahiin nee na mosu ñoo xam téere boo xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bind na ko mu tudd noonu ci téere bi yëpp nag ñun xamuñu loolu mosu ñu ko xam. ñun daal suñu rafet njort xañ na dañoo bëggoon a wax ne maanaam waa Rawdu Rayaahiin ñoo wax de ñu ne ñu rafet njort xanaa mën naa am ñoom téere bi ñu bëggoon a wax mooy naxju ndax téere boobu di naxju ci la Sëñ Tuubaa di bind maam daal téere xam ne Sëñ Tuubaa daf ciy bind lu jëm ci jàngale ab yar ak i teggin xañ na ñoom nan rafet njort rek ne xañ na moom lañ bëggoon a wax waaye téere boo xamante ni Sëñ Tuubaa da koo bind tudde ko yarok sama murid yi non nee nañ loolu moom xamuñu ko ci bindum sëñ bi. remarque numéro 36 ñu ngi ko defal ñaari étoile kon xaw naa garaaw texte bi ci professeur Iba Der Thiam ak ñi mu àndal boo demee yaa ngi koy fekk ci seen livre bi page 285 ligne 24 ba ligne 26 ñu ne et surtout Masalikul Jinaan recueil de 1562 vers traitant de tous les aspects de la foi islamique et renfermant des conseils d'une utilité extraordinaire. ñu ne am na téere bu Cheikh Ahmadou Bamba bind bu ñuy wax Masalikul Jinaan la mu am ci bayit toll na ci junniy bayit ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar jàpp leen loolu ñoom loolu la ñu wax junniy bayit ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ñi daal di eggale daal na téere la boo xam ne mi ngi jàngale tawhiid lay jàngale waaye it amaan na sax ci biir téere bi yeneen soññe yu am solo yu ci nekk. waa Rawdu Rayaahiin daal di ñëw daan ne lii de dëgg yàlla moom xam naa dañ cee jum waaye demewut noonu téere bi nga xamante ni moom mooy Masaalikul Jinaan te ñu xam ko bi suñ tubaab bind ñun bi ñu xam non téere la boo xam ne soufisme lay traité maanaam wàllum tasawuf lay jàngale moom lay traité waaw donte nag sax balaa ngaa wax ci tasawuf am gëm am tawxiid gu mat sëkk ndax tawxiid mooy base lépp waaye nag wax dëgg yàlla téere boobu tasawuf lay jàngale te sax buñ leen baaloon loolu it tey bu leen ko baaloon sax téere boobu nekkul junniy bayit ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar déedéet waaye junniy bayit la ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett
li ñu wax ne junniy bayit la ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar njuumte la téere ba junniy bayit la nee ñu ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett. Pour rappel ñu fàttali ne la religion musulmane a 3 composantes diine l'islam day ñetti xaaj la tawhid muy iman ak fiqh muy l'islam ak tasawuf muy ihsan. liimaan moom mooy xaaj bi nga xamante ni moo jàngale gëm yàlla suñu borom subhanahu wa taala gëm yonenteem ya mooy xam yi ànd ak yi indi ay téere wala indi wu téere yëpp nga gëm leen gëm malaaka ya gëm téere yi fi yàlla suñu borom subhanahu wa taala wàcce yëpp gëm bis ba mu juba gëm dogal bi gëm dogal suñu borom moo xam mu neex wala mu naqari la. science bi jàngale loolu lépp am daal bàngaas bi jàngale loolu ci wàllu l'islam moom la ñuy wax tawhid wala théologie ci français. ñu ne l'islam moom mooy repose sur 5 piliers que sont la shahada, les 5 prières quotidiennes, la zakat, les jeûnes, le ramadan, le pèlerinage à la Mecque, la science qui étudie cet aspect de la religion et le fiqh. ñu l'islam mooy juróomi ponk yi nga xam ne mooy julli gëm ba noppi bokk julli di woor nat asaka dem Màkka boo ko mënee li lay jàngal loolu lépp moom mooy fiqh xam-xam bi lay jàngal loolu. ihsan moom mooy signifie rafetal jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala jaamu yàlla gu sell goo xamante ni da nga koy def même ba jàpp ne yàlla suñu borom mi ngi lay gis ndax même boo ko gisulee xamal na mu ngi lay gis an tahmadallah ka annaka tara xam na ko baatu arab yi waxee mi ngi noonu. waaye domaine bi lay jàngal loolu moom mooy tasawuf. Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul livre bu mu bind tudde ko Masalikul Jinaan boobu livre moom wàllum tasawuf lay jàngale. Remarque numéro 37 bu ñu demee ci livre professeur Iba Der Thiam ma nga fa tombeek page 286 ñu ne à la page 286 sur la photo de Mame Thierno Ibrahima Fati Darul Mokhti des points d'interrogation figurent sur l'année de sa naissance. ñu ne boo demee ci texte bi nga xamante ni professeur Iba Der Thiam moo ko bind ak ñi mu àndal boo demee à la page 286 dañ faa def photo Mame Thierno Ibra Fati waaye date bi ñu wax ne moom la gënee àddina ñoom dañ caa def ay points d'interrogation maanaam loolu daal mooy ñun xamuñu ko def date bi mu faatu de 1943 ñoom waa HGS mi professeur Iba Der Thiam ak ñi mu àndal ñoom loolu lañ bind. waa rajo Reex ñoo daal di ñëw daal ne pourtant seulement 3 lignes de loin le texte indique que Mame Thierno Ibrahima Fati est né en 1865 à Porokhane ñu ne ñoom de bi ñu defee photo bi ci page 286 mais page ba ci topp ñetti ligne rek ngay dox gis ñoom seen jëmmi bopp ñu bind ne Mame Thierno Ibrahima Fati mi ngi gën a àddina en 1865 ci Porokhane il est presque unanimement établi qu'il naquit les jours de la bataille de Poso le rapport ok ñu ne dëgg nag vraiment incohérence nam daal ñu ngi koy sax ci arab xanaa ko ak daal jaxase loo xam ne man daal ñoom daal nee na mënu ñoo comprendre yaa ngi bind ci benn page nga ne kii xamoo ban date la judd comme page 1 nga dem page 2 wax ne kii mi ngi judd 1865 ca Porokhane kenn xamul lii lu mu doon te nee na vraiment bu fekkoon ne jox nañ ak liggéey bi jox nañ ko ak xam dëgg defaral téere ba pare liir ko dara koo móol kon vraiment njuumte bu yéemee nii bu yombe nii bu terre à terre nii bu jéggi dayoo nii kon du leen dal. Remarque numéro 38 mi ngi tombeel ci livre professeur Iba Der Thiam mi ngi fa tombé ak page 286 ligne 1 ba ligne 3 ñu ne dès 1903 lors de sa seconde arrestation Cheikh Ahmadou Bamba demanda à ses talibés qui étaient intéressés uniquement à l'enseignement de s'adresser à Mame Thierno Ibra Fati ñu ne ci atum 1903 jàpp leen date boobu ci atum 1903 bi tubaab yi jàppaatee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ngir di ko yóbbu Mauritanie Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dana taalibe yi képp koo xamante ni dangaa bëgg a jàng demal ca Mame Thierno Ibra Fati mu jàngal waa HGS ñoom lii lañ bind waa Rajo Rahi ñëw daal di ne
Les propos prêtés à Cheikh Ahmadou Bamba dans ce passage de l'histoire générale ont une source comme l'indique la note 111, un texte intitulé Cahier de Ramadan, publié dans le journal L'Observateur en date du lundi 29 mai 2017. ñu ne wax ji waa AGS wax day moomale ko Sëñ Tuubaa non ñoom biñ leen laajee fu ngeen jëlee wax ji dañu ne am na daal benn journal bu tudd L'Observateur bu nekk Dakar fii ñoom far weeru koor dañ daan faral di def benn partie tudde ko Cahier du Ramadan ñun foofa lañ dem xool gis daal fekk fa loolu ñu ne daal L'Observateur boobu journal boobu mi ngi génn le 29 mai 2017 ci lañ yër fekk daal ñu bind fa lu mel noonu ñu ne non une telle référence s'avère trop solide pour un travail qui ambitionne à restituer fidèlement les faits historiques qui se sont déroulés il y a plus d'un siècle. ñu ne vraiment nettali histoire nga bëgg koo teg ci dëgg bëgg koo teg ci yoon bëgg koo teg ci xam-xam non vraiment amul fenn foo sukkandiku fu dul naan ay laf jënd naa journal sàngam fekk paj paas sàngam nangam non loolu ay caaxaan gënu koo doon ay caaxaan te it ñàkk a wekk dëgg nag li murid di bind xanaa moo fi nekk nag ndax maam Thierno kii Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana bind na Cheikh Mouhamadul Basir bind keneen ak keneen bind waaye ñàkk respecté li murid di bind ak ñàkk leen a yokk weesuwul nga dem di wër ay journal tubaab ay rubrique naan rubrique Cahier de Ramadan nangam di fa wër loo seede ci sëñ bi. ñu ne dëgg la am na benn lettre bu ñu ne maanaam am na benn livre boo nga xamante ni ku ñuy wax Omar Ba moo ko bind moo ko publié tudd ko Cheikh Ahmadou Bamba face aux autorités coloniales Cheikh Ahmadou Bamba jàmmaarloo ma ak autorités coloniales yi. ñu ne ci biir livre boobee boo demee à la page 124 yaa ngi fay fekk benn lettre boo xamante ni dañ koo moomale Sëñ Tuubaa di wax ne ci biir lettre bi Sëñ Tuubaa da koo bindoon avant muy dem Mauritanie waaye nag lettre boobee de ay mbir yu baree bari war naa tax ñu taxaw def ci ab taxaw seetlu ba xam lettre bi moom wér na wala wérul bu njëkk bi mooy lettre ba nee ñu qu'il s'agit d'un texte en français qui aurait été traduit de l'arabe ñu ne lettre ba lettre français la nee ñu it ku ñuy wax Ma Abdoulo moo ko traduire moo ko jëlee ci langue arabe indi ko ci langue français te it ku ne xam na ne jamono joojee moom Ma Abdoulo wax dëgg yàlla moo ko sëñ bi moom daanaka moom ay ennemi la ñun suñ ko mën a dégg daal moo ko sëñ bi daal neexul woon kon nag Ma Abdoulo jël ab lettre boo xam ne arabe la ko Sëñ Tuubaa bind di ko traduire en français nit ñi di jël lettre boobee di ko tasaare loolu mat naa tey ñaareel ba it mooy ki ñuy wax Omar Ba moom lettre boobee mu indi ci livre am maa ngi cay wax naan lettre boobee di sax day Sëñ Tuubaa maanaam kan ko doon yónnee muy maam Thierno Ibrahima Faty mujj jot loolu it beneen problème la. ñetteel ba it bokk na ci lettre boobu gis ñu ko ci benn archive nationale sénégalaise du français du fenn mos ñu ko dégg wala gis ko ci benn archive te it ñeenteel ba bokk na ci date bi ñu ne moom lañ bind lettre ba muy 23 juin 1903 mais booba Cheikh Ahmadou Bamba xanaa war naa egg Mauritanie wala mu ne ci yoon wi ndax ñu baree bari nee nañu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bu mu fekkee ne bi muy dem Mauritanie du 1902 xam naa ca fin bala wala ci biir 1903 kon nag 23 juin 1903 booba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul su àggul Mauritanie lay des mu àgg Mauritanie soriwul te dañu ne lettre bi avant muy dem la woo njaboot gi bind ko kon daal ay mbir yu bare ngi ci yoo xam ne mat naa tey te it Sëñ Tuubaa nag bay bëgg dem Ndar woo am Thierno Faty di leen wax daal ay mbir yoo xamante ni mbir yu am solo comme di la dénk taalibe yooyu non loolu moom jàppoon nañ ne bu ko doon defit lu ko yoon bett xanaa war na ko mën a dénkaane door a dem wala daal di dem di bind ay lettre wala daal nangam daal ay mbir tee xel daal la ñu ci daal. Remarque numéro 39 ñu defal ko benn étoile page boo demee ci livre professeur Iba Der Thiam fa tombé page 287 ñu ne sur la photo de Mame Cheikh Anta Mbacké de Darou Salam sont mentionnés 1861 comme date de naissance et 1941 comme année de décès.
ñu ne daal boo demee ci page 287 def nañ fa photo maam Cheikh Anta Mbacke di wax ne maam Cheikh Anta mi ngi gane àddina 1861 mi ngi faatu 1941. ñu ne buñ sukkandikoo ci texte bii waa HGS bind waa Rawdu Rayaahiin ñooy wax buñ sukkandikoo ci texte bi gaa yi bind dafa mel ni kon ñeenti at Cheikh Anta magee na maam Thierno Birahim ñeenti at alors que demewul noonu contraire bi moo am au contraire en vérité maam Cheikh Anta Mbacke est né en 1868 maam Cheikh Anta Mbacke judduwul ganewul àddina 1861 mais 1868 la gane àddina te maam Thierno Birahim Faty magee na ko ñeenti at kon ñoom li ñu ne maam Cheikh Anta mi ngi gane àddina 1861 demewul noonu maam Cheikh Anta mi ngi gane àdduna 1868. remarque numéro 40 boo demee ci livre professeur Iba Der Thiam ma nga fay tombé ak page 287 ligne 1 ligne 1 ba ligne 3 ñu ne quant à ceux qui ne s'intéressaient uniquement qu'au travail il leur demanda de s'adresser à maam Cheikh Anta Mbacke mu ne ñi nga xamante ni daal ñoom liggéey rek leen ñor sama taalibe yi nga xamante ni liggéey rek moo leen intéressé dem leen ngeen ànd ak maam Cheikh Anta Mbacke. ñu ne loolu la waa HGS bind waa Rawdu Rayaahiin ñoom ñëw daal di ne la source comme l'indique également la note 112 et cahier de Ramadan ñu ne lii de gars yi ñu ngi ko jëlee ci journal L'Observateur boobee nga xam ne mi ngi génnoon le 29 mai 2017 ci benn rubrique bu ñuy wax cahier de Ramadan mais liggéey bu doy nii liggéey bu amee solo nii liggéey boo xam te ni dafa concerné histoire jàmbur histoire yoon histoire bu ñëpp bokk boo xamante ni pour ñi passé ak ñi présent ak ñi war a ñëw di joxe ay date yu am solo ak ay kaddu yooyu moomale kilifa amuloo fenn foo sukkandiku pour ay journal ak ay cahier de Ramadan yi kenn xamul. ne lii ñàkkal fay daal liggéey bi ñu doon liggéey la ak ñàkk a jox gëdd liggéey bi ñu doon liggéey ak ñàkk a respecté vraiment daal xam-xam. remarque numéro 41. mi ngi tombé ci livre professeur Iba Der Thiam à la page 288 ñu ne dañoo wane waa HGS ñooy wax dañoo wane benn photo sëñ Massamba Mbacke ci suuf ñi def fa ne sëñ Massamba Mbacke daal mi ngi doon dund diggante jamono 1883 ba 1942 moom daal waa HGS ñooy wax loolu ne daal. sëñ Massamba Mbacke moom mi ngi gane àdduna 1883 nelaw 1942 waa Rawdu Rayaahiin daal di ñëw ne loolu yi laaj na ak jubbanti ndax sëriñ Massamba Mbacke mi ngi gane àdduna ci weeru juillet 1882 son père Mamor Anta Sali qu'il n'a pas connu a été appelé à Dieu au mois de décembre 1881 ñu ne Cheikh Massamba Mbacke xamul way juróom fekk ko fi way juróom muy Mamor Anta Sali mi ngi ñibbi mi ngi faatu ci weeru décembre 1881 la naissance maanaam Serigne Massamba nag mi ngi gane àdduna ay weeri topp ay weeri weer tolloog juróom-ñaari weer ci ginnaaw tombeeg aw baraxlu tombe it mois de juillet 1882 kon nag naka la Cheikh Massamba mën a juddoo 1883 maanaam ginnaaw ñaari at bi bàyyam faatoo te bàyyam faatu 1881 te nee ñu moom gisut bàyyam loolu lu mën a nekkee maam Cheikh Massamba Mbacke judduwul maanaam ganewul àddina 1883 comme ni ko professeur Iba Der Thiam binde ak i mbokkam déedéet mi ngi gane àdduna ci weeru juillet 1882 lii la waa Rawdu Rayaahiin wax. remarque numéro 42 mi ngi tombé page 289 ligne 2 ba ligne 4 ñu ne il a fondé Darou Karim et a exercé les fonctions de secrétaire particulier de l'homme et d'homme de confiance de Khadim Rassoul qui lui avait confié la responsabilité de collecter tous ses écrits et d'en assurer la conservation. ñu ne ñoom ñu ne Cheikh Massamba Dey mi ngi sañ ci dëkk bu ñuy wax Darou Karim nekkoon it secrétaire u sëñ bi nekkoon it homme de confiance am daal koo xam te ni sëñ bi moom la doyloo sëñ bi daana ko dénk mbir yu bari ay responsabilités yu bari bari bokk na ci di dajal li muy bind
te it di ko assuré di ko denc ba nga xam te daal du yàqu du maxe du kii di ko collecté di ko dajale di ko ranger par ordre yëpp daal. ñu ne waa AGS ñoo wax loolu waa Rawdu Rayaahin ñëw daal di ne Serigne Massamba Mbacké assurait effectivement une mission de reproduction des écrits. Il rassemblait également certains de ses discours enseignants en vue d'en faciliter la conservation. ñu ne waaw dëgg la Serigne Massamba de daan na dajale mbindum sëriñ bi daan na it bindaat yenn bind yoo xam ne sëriñ bi ko bind mu koy bindaat ak di maas ak yu ni mel di dajale it yenn téere yi ngir ñu mën koo denc bu baax balaa yàqu wala muy saa wala muy réer waaye loolu nag ab jamono bu képp la mais nekkul tout ci dundam jëpp wala ci jamono ju nekk sëñ bi war nañ ko mën a leeral ndax bi Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul nekkee njaareem fonction secrétaire particulier moom bi Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul nekkee njaareem mi ngi ko dénkoon ku ñu wax Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana te it bu ñu fàtte ne daanaka bi Sëñ Tuubaa ñëwee njaaram tuuti rek ci résidence surveillée ci la Sëñ Massamba Mbacké moom jóge njaaram dem sañ Daarul Karim kon nekku foo nag moom éternellement et tout le temps kon nag looy bindu lekk dafa jar ay précision jar ay leeral soulignons enfin que toute cette partie de l'ouvrage ne renvoie à aucune source ni ce n'est un chercheur qui a enquêté. nee na ñoom li ñu wax fii yëpp nag page bi yëpp ak ba ko jiitu indiwuñu benn source bu leer lu dul rek bu ñu waxee ba doyal daal daal buñ sukkandikoo ci benn gëstukat boo xam ne gëstu na képp waxuñu tur waxuñu bàngaas ba mbokk waxuñu daayira bu mbokk waxuñu kenn wax ci sama sàmb ba doyal sama am si anta date de naissance lu leen neex bu ñu waxee rek buñ waree indi référence maanaam daal bu ñu waree indi fu mu jëlee source bi ñu ne daal buñ sukkandikoo ci benn gëstukat boo xam ne gëstu na ñu ne lii est-ce que liggéey boo xamante ni liggéey bu war a ànd ak moo war a am benn rigueur scientifique war a am ak maandute war a am ak góor céng goo xamante ni mas na ci sukkandiku est-ce que man doy na ñu naan rek buñ sukkandikoo ci benn gëstukat. Remarque numéro 43 mi ngi tombé ci livre professeur Iba Der Thiam bi page 289 ligne 5 ñu ne sëñ Massamba Mbacké est le frère germain de Serigne Touba ñu ne sëñ Massamba ak Serigne Touba daal ñoo bokk ndey ak baay frère germain dafa am ak frère consanguin frère germain moo ñu bokk ndey ak baay frère consanguin moo ñu bokk baay kase. waa Rawdu Rayaahin ñëw daal di ne sëñ Massamba Mbacké ak Serigne Touba ay doomu baay lañ bokkuñu ndey ak baay Serigne Massamba yaayam mi ngi tudd soxna Issa Dieye Diop Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yaayam mi ngi tudd soxna Jaaratullah kon nag bu ñu nee vraiment ñi bind livre bi bu ñu nee sëñ Massamba ak Serigne Touba ñoo bokk ndey ak baay non ñii kon waruñoo bind livre bi ndax ñàkk gëstu ak ñàkk xam-xam ak gàttañ lu ci mbir ba noppi di ne da ngay bind histoire am mënta weesu lii. Remarque numéro 44 mi ngi tombé ci livre professeur Iba Der Thiam page 289 ligne 7 ñu ne Serigne Massamba Mbacké est né en 1882 à Patar dans le Bawol ñu ne pourtant de paas bii ñuy wax nii bu ko jiitu rek dañu faa defoon photo Serigne Massamba def fa ne Serigne Massamba mi ngi gane àdduna 1883 waa Rawdu Rayaahin ñooy wax ko waa xam nga ñi ci remarque 44 bi dañu ne ñoom Serigne Massamba mi ngi gane àdduna 1882 ca Patar ñoom loolu rek la ñu wax Patar ga nekk ca Bawal ñoom loolu la ñu wax waa Rawdu Rayaahin waa HGS waa Rawdu Rayaahin ne leen loolu demewut noonu njuumte la ndax bu leen fàtte ne yéen ci ginnaaw tuuti rek yéen a tegoon photo sëñ Massamba daan ne sëñ Massamba mi ngi judd 83 tey ji ngeen bi fii ni mi ngi judd 82 non vraiment lii moom kenn mu xamul lu mu doon sëñ Massamba mi ngi gane àdduna 1882 une dette mais ñu ne waaye une contradiction aussi flagrante d'une page à l'autre concernant un même personnage confirme le manque de rigueur et de lecture ñu ne njuumte lu rëy nii danaa xut bu jéggi dayo paas bii nga ne kii mi ngi judd 83 paas ba ko topp képp nga ne kii mi ngi judd 82 non loolu ñàkk fulla ak ñàkk jox gëdd ak ñàkk jox rigueur liggéey bi ak ñàkk toppat liiraat ko ba avant nga koy génne lii dong moo ko waral ñu ne it
Par ailleurs, la localité de Patar où séjourna Mame Mor Anta Sali avant Mbacké Kajoor c'est situé dans le Kayor et non dans le Bawol. ñu ne Patar gii ñu ne it fa la sëñ Massamba juddoo dañoo jàpp ne mooy Patar ga Mame Mor Anta Sali doon dund gam nekkoon waaye Patar boobu Patar ba nekk ca Kayor la bokkut ak Patar gi nekk ci Bawol. ndax Patar gi nekk ci Bawol moom wax dëgg yàlla mosuñu koo xam mosuñoo xam maam Thierno maam Mame Mor Anta Sali dund gu mu fa dund ba kii di fa gane àdduna sëñ Massamba bu mënul nekk xamuñu ko ñun. waaye lu ci mën a am rek lii wér te wóor li gën a wér ñun waa rajo Dara li suñuy gëstu li ñu may li gën a wér mooy Cheikh Massamba Mbacké mi ngi gane àdduna bërëb bu ñuy wax dëkk bu ñuy wax Ndambu Maxtaar Naar ma nga toll ca diggante Sagata Ngicc ak Kaneen Njóob ci Kajoor ndaxte bi Mame Mor Anta Sali nelawee soxna Issa Dieye Diop dafa dem fekk ay càmmoñam daal ay nijaayam ay oncle maternel ay nijaayam yu bokk ak baayam yu bokk ak yaayam la demoon fekk ci dëkk boobee nag nee ñu fa la Cheikh Massamba gane àddina. Remarque numéro 45 bi ne dañ ko defal ñetti étoile di wane ne kon bu garaaw a garaaw la mi ngi tombeel ci livre professeur Iba Der Thiam bi page 289 diggante ligne 16 ba ligne 21 ñu ne soxna Aïssatou Diop waa kii ñoo wax de waa histoire générale du Sénégal professeur Iba Der Thiam ak ñi mu àndal ñooy wax ñu ne soxna Aïssatou Diop yaayu sëñ Massamba Anta Thiébou était la veuve du défunt Damel du Kayor te affaire bu doy waar ñu ne soxna Aïssatou Diop yaayu sëñ Massamba veuve Lat Joor la woon veuve daal mooy koo xamante ni sa borom kër faatu na ba nga muuru ko ba summi ba nga muuru ko daal ba summi ñoom daal li ñu bëgg wax ñoom mooy soxna Faati Issa Dieye mii muuru na Lat Joor ba noppi maam Mame Mor Anta Sali door ko takk gars yi nag waa raw dara ñëw daal ne yaayu sëriñ Massamba mi ngi tuddoon soxna Issa Dieye bi muy nekk soxnaas Mame Mor Anta Sali mais booba Lat Joor a ngi dund soxna Issa musul muuru Lat Joor ba noppi door a doon soxnaas Mame Mor Anta Sali musul nekk te it Lat Joor mi ngi faatu 1886 Mame Mor Anta Sali faatu 1881 Mame Mor Anta Sali jiitoo na Lat Joor juróom benni at wala boog juróomi at waaw juróomi at jiitoo na ko bar sax waaw kooku kon naka lay mën a takk soxna soo xamante ni moom muuru na Lat Joor ba muri mu door koo takk Mame Mor Anta Sali moo njëkk a nelaw Lat Joor Mame Mor Anta Sali mi ngi nelaw 1881 Lat Joor nelaw 1886 Mame Mor Anta Sali nelaw na ba am juróomi at Lat Joor door a faatu ñu ne kon soxna Issa Dieye muuru na Lat Joor ba summi Mame Mor Anta Sali door koo takk non vraiment ay caaxaan gënu la doon ay caaxaan wax ju mel nii tey bu ñu fàtte ne bi nga xamante ni Mame Mor Anta Sali faatu na ba ñu denc ko ba noppi ci la xarit Mame Mor Anta Sali ak ña ko doon taxaw woon Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ne ko yow kaa ñu yóbbu la ca Lat Joor nga nekk fa yor fa place ba sa baay yoroon nga nekk xaadi ba loolu moom xanaa lu waay gàtt xam-xam ci mouridisme xanaa war ngaa xam loolu kon kay Mame Mor Anta Sali faatu na Lat Joor di dund Sëñ Tuubaa bi ñu ko bëggee yóbbu ne kaay doon xaadija ba mu lànk loolu coow loolu kay xanaa ku ne war na koo xam kon nag vraiment lii moom li ñuy wax anachronisme maanaam jaawale ay dat jël dat bii jël lii na at bii la xew jël lii na at bii la xew moom daf cee feeñ dëgg ak ñàkk a maîtriser histoire mouridisme ba noppi ne yaa ngi koy bind. Remarque numéro 46 mi ngi tombé livre professeur Iba Der Thiam page 289 ligne 22 ñu ne waa AGS ñooy wax de maanaam professeur Iba Der Thiam ak ñi mu àndaloon di bind seen livre boobu ñooy wax ñu ne Serigne Touba magee na Cheikh Massamba ñaar fukki at ci wolof mu gën a gaaw loolu rek la ñu wax waa raw Doroyaahin daal di ne wax dëgg yàlla lii njuumte la ndax Serigne Touba lim magee Cheikh Massamba bu matul 30 ans bu matul fanweeri at tuuti koy manqué mu doon fanweeri at wax dëgg yàlla magee ko ñaar fukki at magee na ko lu jege fanweeri at bu ko matul tuutee koy manqué. Remarque numéro 47 bu ñu demee ci livre professeur Iba Der Thiam ma nga fay tombé page 289 ligne 23 ak ligne 24 ñu ne
avant qu'il ne passe entre les mains de Abdourahmane Lo, auprès de qui il séjourna auprès du village de Darul Karim. gars yi ñu ne ñoom waa professeur Iba Der Thiam ak ñu àndaloon ñu ne Cheikh Massamba nekkoon na ci loxoy sëñ Ndaam Abdourahmane Lo di ko jàngal te it booba ña nga ca dëkk bu ñuy wax Daarul Alimul Xabir ca Ndaam fa la sëñ Massamba doon jàngee ci sëñ Ndaam Abdourahmane Lo. waa Rawdu Rayaahiin ñëw daal di ne bërëb bi dëkk bi nga xam te ni moom la Cheikh Massamba doon jànge alxuraan non foofu Touba la ndax bi nga xamante ni Cheikh Massamba mi ngi dal jàng ci lañ sañ ci dëkk bii di Touba te jamono joojee sëñ Ndaam Abdourahmane Lo ma nga fa woon nekkoon ci wetu sëñ Touba loolu lu jar a leeral la. remarque numéro 48 mi ngi tombé ci livre professeur Iba Der Thiam page 289 ligne 2 ak ligne 3 ñu ne ce fut lui sëñ Massamba que Bamba choisit pour recopier les xasida qu'il écrivait. professeur Iba Der Thiam mu ne sëñ Massamba la Bamba taamu woon ngir muy recopier moom daal muy bindaat xasida yi mu bindoon. waa Rawdu Rayaahiin ñëw daal di ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul amoon na ay bindkat yu bare yu ko doon bindal doon ko bindal alxuraan it doon ko bindal it xasida kon nag bu ñu ne sëñ Massamba képp moom la sëñ Tuubaa taamu woon ngir mu di ko bindal xasida yi mu doon bindaat. remarque numéro 49 mi ngi tombé ci livre professeur Iba Der Thiam page 290 ligne 12 ñu ne Serigne Bassirou Mbacké le soutien d'Allah à Bamba maam daal ñu ne Serigne Bassirou mbooy ndimbalal yàlla ci Cheikh Ahmadou Bamba. waa Rawdu Rayaahiin ñoom ñëw daal di ne vraiment wax ji moom leerut ci suñu bopp ñun xamuñu lii wax ji leerut te sëñ Bassirou ñu koy wooyee woowu tur noonu murid ñun xamuñu loolu Serigne Bassirou ndimbalal yàlla ci sëñ Touba ñun xamuñu loolu woowu tur daal ñun ak woowu wooxi nag woowu woowin ñun murid yi xamuñu ko te binduñu ko ci benn téere xamuñu loolu ñun sincèrement xamu fu ngeen jëlee loolu waaye ñun murid yi waxuñu ko binduñu ko ci benn téere xamuñu loolu ñun Serigne Bassirou ndimbalal yàlla ci sëñ Touba yéen waroon leen a leeral loolu ñu doon mais ñun xamuñu loolu. remarque numéro 50 mi ngi tombé ci livre professeur Iba Der Thiam page 290 ci ligne bu mujj ba ñu ne Serigne Bassirou moom mooy ñeenteelu doomu sëñ Touba bu ñu xam. waa Rawdu Rayaahiin ñëw daal di ne warul leen a woon a wax loolu nag ndax loolu ngeen bind vraiment demewut noonu da ngeen bu ngeen bindoon ne Serigne Bassirou moom mooy ñeenteelu doomu sëñ Touba ci ñi nga xamante ni dem nañ ba màgg nekk ay mukallaf laa d'accord dinañ ko mën a nangu ndax moom sëñ Moussa koy mag sëñ Baara sëñ Fallou moom mu door a ñëw waaye Serigne Touba amoon na yeneen doom yoo xamante ni ñoo mag sëñ Bassirou mais ñoom dañoo nelaw bi nekkee ak ngone kon nag waruñoo wax ne Serigne Bassirou mooy ñeenteelu doomu sëñ Touba bu nu xam demewut noonu dañ ko waroon a leeral ndax am nañu mag Serigne Bassirou fop njabootu Serigne bi xam ne dañoo nelaw te boobu ay tout tànk lañ wala boobu doonaguñ ay mukallaf. kon nag mbokk yi ñu yemale fii jotaay bi incha allah ci remarque numéro 50 bi bu ñëwaatee beneen yoon ci ndimbale yàlla suñu borom ak kattanam tàmbalee ci remarque numéro 51 incha allah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci topp bi ak déglu bi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.